أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bokk yi fu ngeen ñuy mën a teewloo moo xam ci biir réew mi la wala ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokk yi nit koo xamee ni si mu ngi doon dund ci juróom-ñaareelu siècle bokk nag ci xeet woo xam ni bokk ci aw nit woo xam ni ñoo gënoon a dellu gannaaw gënoon a suufe ci wàllu gëstu ak mbind. nit kooku su fekkente ni ci xelum boppam képp la sukkandiku woon naka la mën a ràbbee téere bii nga xamee ni si waxuma la rek tiim xam-xam yi waaye dafa ngëpp mbooleemi xam-xam yi nga xamee ni si xam-xam yu jub la yuy jëmale àdduna kanam rawatina wàllu science. te mbokk yi mbooleem ëttu xam-xam yi ak géewi xam-xam yi këru gëstu yi dale ko ci laboratoire de recherche yi centre de recherche yi ak université yi xam ngeen ni def nañu ay jéego yu am solo jéegooy kanam ci wàllu xam-xam ak luy jëmale àdduna développement humain ca kanam. waaye këru xam-xam yooyu ak daara yu kawe yooyu ak këru gëstu yi nga xam ni ay université lañu wala ñuy ay centre de recherche ni ñuy defee jéegooy kanam ci wàllu gëstu ak xam-xam noonu tamit la ñuy jékki-jékki tam def jéegooy gannaaw delluwaat gannaaw toxu ca la ñu waxoon mbaa ñu bindoon ko ci wàllu xam-xam. ndax loolu day wane seenu cuune déedéet. ndax ku nekk ci ñoom lu ci ëpp sax ay kaang lañu yoo xam ni seenu dund ci gëstu rek lañ ko def. ku ne xam na ni doctorat balaa nga ko am ci branche yu bari il faut nga njàng mu jege fanweeri at waxuma la nag gëstu yi nga xamee ni sii ca nga koy teg boo paree. bokk yi te nag nit ki nga xam ni nitu koj ndey la ndax yàlla moo ko tuddee noonu an nabiyul ummi nit la koo xam ne xamul woon bind xamul woon liir téere bi wàcc ci moom. te kat nee nañu lu ëpp ci dundam sax 40 ans yi nga xam ne dund na ko ñeent fukki at am na ci loo xam ne ci sàmm la newoon am na ci loo xamante ni mu ngi doon yaxantu maanaam di commerce. waaye téereem bii nga xam ne moo wàcc ci moom ba léegi li mu wax ci wàllu xam-xam xóot na xóotaay boo xam ni àgg na ci profondeur boo xam ni bu jafee àgg la. waaye wax ji li ci doy waar mooy ba mu fi jógee ba léegi junni at ak lu teg wax ji du toxu te dara nag jógeegul ci géewi xam-xam yi ma tudd nii du centre de recherche du université du benn géew xam-xam boo xam ne nii leeral na wala mu indi ci pénc mi loo xam ne si mën na toxal wax ji nekk ci téere bi alquranul karim. bokk yi xam ngeen ni nitu kojug ndey gu doon dund ca juróom-ñaareelu siècle bu mënee gàggi ay boroomi xam-xam ay kaang yoo xam ni kaangu ñaar fukkeelu siècle ak benn muy 21e siècle bi ñu nekk kon booba xam nga ni kooka ka ko doon waxloo mooy yàlla sunu boroom subhanahu wa taala. tey jii loolu la ñu bëgg indi ci waxtaan bi la fiabilité du Coran alquran delluwaay bu dëgër bi mu doon nga xam ne dara mënu koo dajji. tey jii ci lañ bëgg a ñëw def ci ay waxtaan xam naa du yem ci benn jataay rek waaye ay jataay yu bari la ndax fi mu toll ni pas-pas yi juddu moo bari nit ñaa ngi gàddaay alxuraan di créer seen ay secte bopp di dellu ci yëfi maam yi ñenn ñi di ko firil seen bopp daanaka pàcc yu bees ñooy juddu waxtu wu nekk. kon laaj na ñu taxaw seetlu delluwaat ci fi nga xamee ni si noonu la mooy njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam. bokk yi yonent boobu nga xamee ni si kojug ndey la nga xam ni bindul waaye mënul woon a liir kooku buy gàggi ndax safaan bi saa su nekk mooy amul benn géew xam-xam bu indi ci pénc mi lu mën a toxal alxuraan
safaan bi mooy am saa su nekk. safaan bi mooy lan mooy ñoom sax seeni njuumte fi mu toll nii boo delloo ci alxuraan da ngay gis alxuraan yeexaloon na ko kenn ku ci nekk say njuumte alxuraan corrigé na la indirectement. tey jii ma jël ci benn misaal indil leen ko muy ci sunu série waxtaan bi nga xam ni moom lañ duppee la fiabilité du Coran. kon ñu ngi suñu waxtaan wu jiitu jotaay bu jiitu tey nag ma jël la théorie des calories nga xam ne ay boroom xam-xam ñoo ko sampoon dem ba mu yàgg ñu gis ni ay njuumte la ñu dellu ci gannaaw di ay boroom xam-xam yu mag nag te njuumte yooyu jot nañ ko dugal inscrit ko ci programme étude de la médecine bu occidentaux yi ñu koy jàng ba léegi fi mu toll ni ñu ngi koy jàng te ay njuumte la. moo tax docteur yu bari digal ay nit régime alimentaire maanaam digal la régime pour nga wàññi sa yaram waaye boo koy def da ngay gis amoo benn résultat da ngay gis ku régime ba sonn waaye teewul yaramam day gën a bari rek ndeke ki ñi gëstu woon loolu ba teg ko ñoo juum. ma xool yax ba nag yaxum njuumte ba gis ni alxuraan corrigé na leen indirectement bu yàgg a yàgg te alxuraan ay waxam du toxu te ñoom ñaari boroom xam-xam yii ñoom toxu nañ ci seeni wax dellu ci gannaaw bu yàgg te boo xoolee comme ni ma ko waxee rek ku ci gëstu ba mbëkk rek mbaa nga juum soo delloo yax bi boo ko tojee di nga gis ni sag njuumte alxuraan yaxal na ko. mbokk yi loolu war ñoo dolli ak tiit ñu xam ni téere bi lépp lu mu dige dina am lépp lu mu dige ci mbugal mu tar wallahi dina dikk sunu kanam. li mu waxoon am na li mu wax am na kon li mu wax ni dina ñëwi loola faw rek dana ñëw yal na yàlla boole ñu ci ñi mu yërëm. mbokk yi lii ma leen bëgg a liiral man maa ko bind ci sama loxo bopp muy extrait ci article bi nga xam ne maa ngi ko tuddee la santé sur la balance. kon ci samay gëstu laa tibb insha allahu extrait bi. La théorie des calories est soulevée en 1930 par deux chercheurs, le docteur Johnston et Newberg de l'Université de Michigan en Amérique. Ils avancent dans leur publication que l'obésité était le résultat d'une alimentation trop riche en calories plutôt qu'une déficience métabolique. Donc, il y a deux facteurs qui ont réduit leur travail en erreur. Une trop courte durée, une durée trop courte de leurs études sur l'équilibre des énergies. Dégg nga wax ci bu baax mu ni un nombre d'observations très restreint pour présenter des fondements scientifiques. ñaari docteur yu mag ñoo yëkkati gëstu yu mel nii jëmee ko ci wàllu am yaram nga xam ne wax naa sànq ci waxtaan wi nii danoo juum moo tax ku ñu digal régime alimentaire boo xam ne dafa basé wu ci wàllu calorie loolu da ngay gis ni yow doo gis résultat bi docteur yi xam nañ li may wax. léegi nag ñu ni seeni njuumte ñaar moo leen ko yóbbee bi ci jiitu mooy une durée trop courte de leurs études sur l'équilibre des énergies maanaam durée bi ñu jël pour gëstu loolu dafa gàtt lool. xoolal alxuraan diggante bi mu wàcc moom diggante 40 ans ak 63 ans muy 23 ans yoo xam ne mu ngi koy wàcc diggante bu gàtt mu wax ci fànn xam-xam yépp te du dellu gannaaw dara ci li mu wax boobu ba léegi gisaguñu aaya bu tuxu ñii nag seeni njuum te déggal ñaata at lañu def ci banc yi di jàng ñaata at lañu def ci université yi ñaata at lañu def ci laboratoire wax naa sànq ni doctorat pour nga am ko il faut nga def fanweeri at ci jàng waxuma la nag gëstu te teewul dañuy wax di dellu gannaaw ndax durée bu courte la ñu am kon wallahi nga xam ni yonent bi yàlla moo ko doon wax loo beneen bi ci des mooy un nombre d'observations très restreint pour présenter des fondements scientifiques xam nga ni gëstu dafa laaj ay jumtuwaay yooyu natte ay jumtuwaay yooyu yërndoo ay jumtuwaay yooyu mesurer ay jumtuwaay te yonent bi alayhi salaam yorul woon benn jumtuwaay yoru ko woon benn mesure physiologique mënu ko woon a natt te teewul li mu wax ci doomu aadama alquraanul karim li mu wax ci doomu aadama du bouger
day mel ni kon kii bind doomu aadama mooy wax ci gémmiñam waaw bu ko defee nag ce qui fait que beaucoup de gens qui ont pratiqué un régime alimentaire pour l'amaigrissement basant sur la diminution de leurs calories n'ont abouti à aucun résultat, rien qu'en mourant de faim, et pourtant ils continuent à grossir. kon ñaari gëstukat yi danoo juum moo tax ñu bari ñu ñuy digal régime alimentaire ñu koy def di sonal seen bopp ak xiif mu loolu mënul wàññi sa yaram mënul wàññi ci sa feebar. kon les deux chercheurs ont reçu par la suite des années plus tard beaucoup de critiques autour de leur publication. Ils ont été bouleversés par ces réfutations qui semblent avoir fondement et ont émis des réserves sur les conclusions auxquelles ils étaient parvenus, et pourtant leur publication dans leurs études, ils étaient déjà inscrits dans les programmes de l'étude de la médecine des pays occidentaux et ils y restent aujourd'hui en bonne place. bari na lu ñuy jàngale ci médecine programme médecine yi ay njuumte képp la te boroom xam-xam ya ko bindoon wax naa la le docteur Newberg et le docteur Johnston de l'université de Michigan étaient deux chercheurs qui ont soulevé la théorie des calories en 1930. Ils ont émis des réserves sur leurs conclusions des années plus tard parce qu'ils voyaient que ce n'était que des erreurs qu'ils ont écrites. Et pourtant, ces erreurs restent inscrites dans le programme de la médecine. Ñu ngi koy jàng fii te ay njuumte la njuumte yooyu ñu dem ba gis ne alxuraan yaxaloon na ko bokk yi alxuraan nan la yaxalee njuumte yooyu nan la ko alxuraan yaxale mooy ñaari aaya yii moo daaneel seeni gëstu. ma bëgg a ñëw ci ñaari aay yooyu insha allahu nan la alxuraan daanelee gëstu yooyu parce que bu ñu gëstoo ba pare dañuy jël ay valeur de référence tënk ko ni lii mooy valeur de référence yi ci lañ war a xool natt ci doomu aadama yépp te doomu aadama yi duñu benn moo tax ma ne cependant des facteurs génétiques peuvent interférer avec les mesures et les valeurs de référence que la science a conclues concernant le poids supposé normal pour la santé et le bien-être. Ces facteurs génétiques se diversent suivant les races, les ethnies, les familles et les modes de vie. Léegi nag foofu la Alxuraan di intervenir parce que le Coran n'a pas exclu l'existence d'une race d'hommes ayant vécu sur terre selon certains versets. Ces hommes étaient plus forts que nous et vivaient beaucoup plus longtemps que nous et qui sont les ancêtres de certains d'entre nous, l'homme actuel. maanaam alquranul karim wax na ni bu yàgg ni nit ñi duñu benn kon amul benn valeur de référence bu mën a tënk doomu aadama yépp parce que bokkuñu ci code génétique. naka la loolu di expliquer woo mooy maanaam alquran weddiwul ni am na ay nit yu fi njëkkoon di dund gën ñoo gudd fan ëpp ñu kàttan maanaam rawoon ñi ci boor yépp te ñooñu ay maam lañ ci ñenn ci ñun kon il faut faire très attention bu ñu leen joxee valeur de référence yi nga xam ni rek nit ñooñu ba tey jii li may wax lu nit mën a gis la am na ay famille yoo xam ne dañuy gudd fan am na ay famille yoo xam ne dañuy gàtt fan li may wax nii ku defu gëstu da nga ko seetlu da nga gis ne am na famille yoo xam ne si dañuy gudd fan am na famille yoo xam ne presque ñëppay am téeméeri at góor ak jigéen nag am na famille yoo xam ne ni si dañuy gàtt fan loolu ku yàgg dund di nga gis li may wax nga xam ni nit ñooñu nga xam ne ay nit yu jëkk la yu fi jaar aaya bi ko yaxal mu ngi nii di aaya juróom-ñeenteel ci suratu Ruum bokk yi baada auzu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim afalam yasiru fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu allazina min qablihim kaanu ashadda minhum quwwatan wa aatharu l arda wa amaruha aksara mimma amaruha
borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax loolu ci suratu Rum mu ni n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qui est advenu à ceux qui y ont vécu avant eux. mu ni cela les surpassait en puissance et avaient labouré et peuplé la terre plus qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. borom bi subhanahu wa taala wax na ni ñi ñu fi jiitu ñooñu ëppoon kàttan dundaloon suuf si te nekkee woon fi noo xamee ni sii sax ñun nekkee woon ko fi tey ji dundalee wuñu noonu suuf si. beneen aaya bu gën a ñëw gën a leeral wa rabbukal ghaniyu zur rahma in yasha yuzhibukum wa yastaxlif min ba'dikum ma yashaa'u kama ansha'akum min zurriyati qawmin akharin. borom bi subhanahu wa taala wax na ni ton Seigneur est le suffisant en soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place ce qu'il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. foofu moo ci am solo mooy fi yàlla ni kama ansha'akum min zuriyati qawmin akharin. ndeke kon peuple boo gis ci beneen peuple la juddoo, peuple boobu tamit am na beneen peuple bu ko jur. moo tax selon ce verset le Coran semble indiquer clairement que tout peuple est descendant d'un autre peuple qui lui aussi est descendant d'un autre peuple existant ou éteint. am na peuple yoo xam ne fay nañu fi mu toll nii waaye nag bàyyi nañu fi ay sët, mais bu fekkee ñoom yàlla dañoo bind ci seen geño ñoom, il ne peut ne pas avoir un transfert de code génétique, un transfert de matériel génétique. C'est essentiel. mënul ñàkk bu fekkee ñoom ñoo ñu jur peuple yu jiitu yi, il faut que ñu bàyyi jox ñu matériel génétique, maanaam ay ndono boo xam ni ci wàllu jëmm lay amee. léegi nag bu fekkee peuple yi bokkuñu fu ñu juddoo, ñi leen juróon daan dund lu gudd, ñi leen juróon daan dund lu gàtt, ñii ju leen juróon nga am kàttan, kon nit ñi mënuñu leen a boole ci ay valeur de référence yoo xamante ni dafay valable pour tous, parce que bokkuñu. foofu la njuumte bi nekk. xaw ma ndax yéen a ngi may topp ci li may waxam déet. D'autres versets viennent avec des explications plus claires davantage, déclarant que l'évolution et la dispersion de la race humaine sur Terre sous des environnements et des modes de vie différents sont à l'origine des différences de langage, mais aussi une différenciation et un changement touchant même la physiologie humaine. Par exemple, la différence des couleurs de peau. ndax yàlla wax na ko wa min ayatihi ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum. kon alxuraan lépp la prévoir. tey jii maa ngi ci ba léegi ci sama article bi nga xam ne maa ngi ko tuddee la santé sur la balance, di wax ni njuum tey boroom xam-xam yu bari ci wàllu science alxuraan yaxaloon na ko. ndax alxuraan day wax ak jamono yépp, ndax la transmission du message. L'islam, le combat absolu de l'islam, c'est la dissémination du message, et ce message doit être constant et perpétuel pour toutes les générations. loolu mooy l'islam. léegi nag message bii nga xam ne tey jii alquran wax na ko ba àddunay tukki, njuumte gu nit mas a def ci jikko ak jëf ak wax, boo ñëwee ci alquran di nga fekk yax bi foofu. yow nag yaay toj yax ba. loolu la yàlla na afalaa yatadabbaruuna alquran, yaa koy càmbar. kon si nous, hommes actuels vivant sur terre, nous sommes descendus de peuples différents et que la différenciation, cette différenciation